asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci fàttali xibaar yi fi jotoon ruus li ci gën a fës bokk na ci yëngu-yëngu yi tàmbaliwaat ci njàng mi CUSEMS ak SAEMS tàmbaliwaat seen CUSEMS ak SAEMS dugg nañ ci seen juróomeelu plan d'action ab xeex bu bees la ñu indi ngir mën a gën a fësal seen ab nakar naka la ñuy xeexee njuuj njaaj ak nger ci Sénégal ak àdduna wërngal këpp daañu leen si indil tontu chroniqueur bi inauguration Waqf Al Hayriya ay kilifa yu bëri ñoo teewee ndaje googu nga xam ne lépp lu ñu am ci location ba ay œuvre sociale lañ koy jagleel situation ba ca Mali naka la ko UEMOA teggee ak it diggante Sénégal ak Mali naka lañ ko jàngatee di ngeen ci am xalaatu artiste bi di Soula Ndiaye nes tuut ñu yaatal xibaar yi. dalee nag jàmm wàllum politique la ñuy dooree ak yéen aljuma bi la campagne électorale yi jeex fi ci Sénégal loolee waral sax ba consortium panafricain des compétences en synergie amaloon daje ak taskatu xibaar yi ngir rek ñaar doomu aadama yi ci élection wu jàmm ba tey nag muy sàkku ci askan wi ñu dem voté ci jàmm ak dal ñu teewlu ci reportage yu Moussou Ndiaye ak Abdoulaye Wade. wote ci jàmm ak dal moom la waa consortium panafricain des compétences en synergie di sàkku ci askanu Sénégal ngir amal élection yu mucc ayib. Cette consultation électorale des élections 2022 à l'entendement de notre mission se doit être appropriée par chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pour sa réussite en vue de la convertir en donne de consolidation démocratique par la participation importante de tous et que nous souhaitons de rester civilisés et surtout citoyennes dans le calme et la paix en allant sereinement aux urnes. ginnaaw xiiro ak ŋaayoo gi ñu nemmeeku ci campagne électorale yi njiital mission bi nag di ñaan askan wi ñu dal bu baax ci wote yile waaye tamit mu ngi ñaaxaat njiital coalition yi ñu amal élection yi ni ko code électoral bi santaane. Il importe de noter dans son ensemble une campagne électorale qui se déroule assez normalement, malgré des incidents de violence regrettables enregistrés dans certains endroits, notamment à Guédiawaye, à la Médina, à Joal Fadiou, et certaines rapportées à notre mission concernant Ziguinchor. Notre mission invite tous les acteurs, sans exclusive, en dépit des divers enjeux que revêt cette consultation électorale, à se transcender pour le Sénégal dans un esprit citoyen et de paix, respectueux de la légalité et des dispositions en vigueur conformes au code électoral. bu weesoo loolu moom chef de mission bi nag di ñu fàttali ne mbas mi mu ngi lëmbe réew mi ba léegi ba tax na mu ngi ñaax askan wi ñu respecter mesures barrières yi waaye tamit di takk masque yi fu ñu mënti nekk. Le consortium panafricain des compétences en synergie, en abrégé CPCS, coalition d'entités et d'acteurs de la société civile africaine et de la diaspora, qui œuvrent en synergie lors des processus électoraux pour la consolidation démocratique sur le continent, avec pour socle majeur à aider à tenir le pari pour les populations que constitue la paix et la responsabilité citoyenne au service de nos États africains dans leur marche en quête ou de consolidation démocratique. wote ci jàmm ak salaam bu ñu nemmeekuwul benn violence moom la waa consortium panafricain des compétences en synergie di sàkku ci askanu Sénégal. ñu waxee leneen jàng mi tàmbalee tina ak ay grève am waa CUSEMS ak waa SAEMS dugg nañ ci seen juróomeelu plan d'action ñuy sàkku ci nguur gi rek mu amal la mu dige woon ak ñoom patt bi nguur gi def ci seeni dossier boobu ba léegi nag moo tax ñu bank seeni loxo ab xeex bu bees indi ko muy rek bank seeni loxo dugg ci classe yi te duñu fa def dara loolu la jàng sa lycée Seydou Nourou Tall waaye it lycée Amath Dansokho bu Wakam suñuy ndaw demoon seeti leen ñu teewlu ci seen reportage. syndicaliste yi ci njàngale mi tàmbaleeti nañu seeni grève trésorier bu CUSEMS Dakar bi jàpp na ni lu leen yoon may la te ñoom dañoo bëgg nguur gi dégg seeni ñaxtu. ñun dañoo bari ay méthode tant que méthode bi c'est efficace ça fonctionne rek dañ koy utiliser
ren ji peut-être boo ma waxee ne lu tax ngeen koy doog a commencer là je suis d'accord dañ koy doog a commencer ren ji mais tant que la méthode fonctionne dañ koy def ba léegi parce que am yeneen méthode a ngi fi suba débrayage la à partir de 10 heures après demain grève totale la donc ça signifie que on a beaucoup de méthodes waaw passivité dans la classe en fait partie comme le brassard rouge aussi en tout cas bi ñuy grève ba léegi de méthode bu ñu mës a jël c'est-à-dire c'est un ensemble de méthodes boo xam ne toujours day fonctionner on les met en concurrence et tout cela c'est dans la perspective d'un résultat nous on li ñuy laaj ci yëpp mooy gouvernement bi na waxtaan ak ñun parce que comme population bi comprendre na on a comme l'impression que gouvernement bi moo mënul comprendre moo mënul dégg suñu langage on est obligé d'utiliser maintenant plusieurs formes de communication loolu kese la. syndicaliste yi ci njàngale mi tàmbaleeti nañu seeni grève trésorier bu CUSEMS Dakar bi jàpp na ni lu leen yoon may la te ñoom dañoo bëgg nguur gi dégg seeni ñax. mënuñu comprendre ay nit ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jàngee ma jël rek benn exemple moo xam fonctionnaire yi nga xam ne dañu nekk ci yenn secteurs yi registre financier yi wala ñeneen dañu jàng université am seen maîtrise def concours def formation 2 ans dem jàngale ji ñun ñu jàng université am suñu maîtrise tànn ne ñun kat bëgguñu def yenn concours yi mais bii la ñu bëgg a def mooy concours dem école normale pour jàngale ji parce que loolu moo ñu neex ñu def ko gannaaw bi ñu amee maîtrise def suñu ñaari atu formation génn tamit ci traitement bi nga xam ne dañ ñu koy traité mooy ñi nga xam ne dañ génnee ci benn école ak ñi nga xam ne dañ génne si beneen école mu am ay traitement yoo xam ne traitement yu doy waar la ñenn ñi sax dem ba mën a fay ñeneen ñi loolu la ñu ne loolu il faut que mu dakk parce que loolu tegguwul ci lenn lu dul yaama neex moo tax ñu ne kat nañu jóg biñ ne nañu jóg gouvernement bi ne may leen ma jàngat ba xam biñ jàngatee ñoom ñoo tànn seen cabinet bi génne ne kat ni ñuy fayee fonctionnaires yi àndul ak équité àndul ak yamale te war nañ ko corriger boobu ak léegi gouvernement bi nekk di ñu dawloo ay xalaa mandir baajo xalaa doo fi jaar di wër-wërlu ak ñun te yooyu dafa war a dakk tey loolu nag moom moo tax ñu jóg ne gouvernement bi na taxaw ci yii ñu corriger ko ñun ñu jàll si yeneen. ndongo yi ci classe examen yi ñoo gën a sonk ci grève jàngalekat yi loolee waral ñoom sax ñuy sàkku ci ñaar ñooñu di nguur gi ak jàngalekat yi ñu daje ci ni mu gën a gaawee. grève bi daal mu ngi nii rek comme état ñoom nanguwuñu def dara fasuñu fecciwuñu te professeurs yi aussi luñ leen war a fay ba léegi fayaguñ leen ko moo tax loo tax grève yi quoi. waruma wax sax comprendre état parce que tamit état bon war nañ leen fay ku liggéey ba weer dee normalement li nga ko amel war nga ko fay quand même durée bi bon ñenn ñi ñu ngi ne ay mois ay semaines ça dépend si professeurs yi lay dépendre quoi. dina xaw a perturber suñu jàng tuuti parce que mën nañ bañ a jeexal programme bi élèves yi aussi ça pourrait tam poser peut-être des problèmes. ci fàttali altine bi le SAEMS ak CUSEMS amaloon li ñu naan journée passive ak it di takk ay morceau yu xonk ëllëg sa talaata ñu defoon débrayage 10 heures ak ndaje ca àllarba ba nag la ñu def grève générale ñuy wéy ba tey lànk ne duñu def composition éducation physique ak it jàngale lépp ngir wane rek seen nakar ci ñàkk pas-pasu nguur gi ci seeni bëgg-bëgg. waxoon naa leen ko ci bopp xibaar yi wàllum njuuj njaaj ak ger dafa am doole lool ci Sénégal waaye it waxoon naa leen ko ci bopp xibaar yi wàllum njuuj njaaj ak ger dafa bëri lool ci àdduna wërngal këpp naka la ñu ko mën a xeexee ci Sénégal waaye it ci yeneen réew yi daañu siy déglu tontu chroniqueur bi di Moussa Silla sekkoon ko ak Aïssatou Ba. état bi moo ko war a jiite anglais yi dañuy wax ton at the top maanaam état bi moom moo war a wane exemple moom moo war a sanctionner avec impartialité maanaam amul que ni opposition laa bokk wala pouvoir laa bokk ku def njuuj njaaj suñ la waree sanctionner ñu sanctionner la léegi loolu suñ ko defee population bi dañuy soutenir état bi parce que dañuy xam ni que ni affaire dafa jaar yoon mais bu fekkee tey opposition bi dañ ko accuser njuuj njaaj ñu tëj ko membre pouvoir bi ñu accuser ko njuuj njaaj kenn tëju ko donc y a un problème et population bi duñ soutenir loolu voilà. jàppale ni ba tey ni samedi bi ñu weesu ca la ñu amaloon ca Bourguiba inauguration wu immeuble Waqf Al Hayria immeuble 10 niveaux nga xam ni dañ ko jagleel waa Waqf ay kilifa diine yu bëri ñoo teewee woon ndaje boobu mu nekkoon nag occasion pour ki teewaloon njabootu feu Abbas Sall ngir mu rafetu liggéey bi nga xam ne lépp lu fa jóge si location dañu koy jox rek ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum œuvre sociale ñu teewlu si reportage Moussou Ndiaye ak Léa.
Waqf Al Khayriya nekk ab fondation bu bokk ci dimbalante sunu biir ba tax na famille Serigne Abbas Sall bi ko sos nag di ci bay waaram bu baax. mu taxaw taxawaayu baayam matal ko sëkk lépp loo xam si Serigne Abbas yéene woon na ko Serigne Mouhamadou Mansour taxawee loolu. nga xam ni fii li nu xiir ban jël ko ci la bokk. ke nga xam si moo tegoon pose première pierre bi ci la bokk. ki nu yombalal lépp tamit nga xam ne si ci ONG AFOT lépp loo xam ne soxla woon nañ ko jóge bitim réew rek dam ñu koy yombalal pour loolu accès ci moom. nga xam ne si fu ñu demee ba jaaxle sëñ Mouhamadou Mansour mi ngi ñuy encouragé pour ñu àggale seen liggéey bi. waaye nag ki nga xam ne si moo taxawoon liggéey bi lépp jël dundam lépp jox ko liggéey bi muy sunu mag sëñ Mouhamadou Moustapha radiyallahu anhu. ñoom ñaar de wax dëgg yàlla ñoo taxawu ba lu mel nii am fi mu ak ci kon yal na yàlla fay leen yéene bi nga xam ne si amoon nan ko ci jiituñu tey yal na yéene boobu ak yoor bu fekk leen fa ñu nekk ci Firdaws. vice-président bu ONG bi nag di ñu tegtal fi Waqf Al Khayri tàmbalee ba agsi fii. waaw investissement bi li ko waral yëpp mooy jëmbale nit ñi jàppale jullit ñi loo xam ni moom la ñu lislaam jàngal. moom la ñu sunu waajur sëñ Abbas Sall jàngal moo tax lii ñu taxawal lii mu tudd waqf muy benn façon boo xam ni l'islam moo ko ubbi pour jàppale ci doomu aadama yoon yi nga xam si islam da koo defar pour solidarité ak dimbali ñeneen ñi di ci am yoo xam ni yu obligation la yu forcé la yoo xam ni comme mel ne asaka mel ne kafaaraat mel ne nusur am yoo xam ni nag yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko ubbi du loo xam ni lu force la waaye ku ko def tuyaa bañ dañ cey def tuyaa bañ ciy am dafa fort trop. ginnaaw ba ñu ko sosee ci atub 1994 Waqf taxaw temm ngir mottali liggéey bi fi ONG bii di Al Khayriya tàmbali woon. ñi ngi tabax ay jàkka ñi ngi yore ay orphelin yor nañ lu ma juróomi centre wala juróom benn centre yoo xam ne ay orphelin ñoo fa nekk am nañ ci jàkka lu jege 241 mosquées am na ay prise en charge yu ñu defal ay famille yu bari yooyu nag pour mën a wi li ngay war a mooy loolu moo war tax ñu taxawal tabax ba mel nii la cay génne foofu lay delluwaat la cay génne moo ñu dimbali ñu mën a eggale suñu liggéey bi ñu bëgg ci lislaam te lii waqf nekk na loo xam ni jëkkee wuñ ko fi bii du suñu jëkk tamit parce que bu ñu xoolee suñu mag ñi ca gannaaw ñoom ñëpp kenn ku ne amoon na ay waqf amoon na ay tool yoo xam ne kenn du ko doon amoon na ay kër kenn du ko doon xëy na ñi ci gënoon a siiw nag moo ne xëy na sëñ Abbas Sall ak sëñ Mourtala lañ ci gënoon a ràññee ñoo xam ne defoon nañ ay waqf yoo xam ne ñu xamoon la yooyu tànk yooyu rek lañuy roy moo tax ñu taxawal waqf bi. jàppale jirim yi bokk na ci li yitteel lool waa Waqf Al Khayriya waaye tamit ndóol mi ci Sénégal bokk na ci li muy xeex ngir jële ko fi. ñu jeexal xibaar yi wax la xew ca Mali ñëpp yëg nañu ko ni ci ab sommet extraordinaire bu amoon fan yi ñu weesu si la CEDEAO joxoon ndigal yeneen réew yi bokk ci CEDEAO yépp ne ñëpp dañuy tëj seeni frontières terrestres ak aériennes di seen diggante ak Mali te it daggal lépp luy jënd ak njaay sekkoon ko ak réew boobu muy situation bu métti ba tax kilifa yu bari yëkkati woon ci ay kàddu kenn si ñoom di waykat bi waaye it chroniqueur culturel di Soula Ndiaye moom indi na ci ay xalaatam ñu teewlu kàddoom. activiste bi jàpp na ni ndogal gi ñu jël ginnaaw bi njiital transition bi yéexee amal élection yi ca réew ma lu diis la ci doomu Mali yi loolee waral sax mu yee askan wi yépp ci li xew ci dëkk boobu nga xam ni daanaka mook Sénégal benn lañu. alors analyse bi may def ci li xew Mali mooy neexul kenn neexul sénégalais yi neexul africain yi waaye lii gën mooy wut jàmm. lii gën mooy seet nan la ñu mën a amee solution bu nga xamante ne waxtaan dina am waaye ñu jëlaale en compte wax dëgg yàlla lan la askan bi bëgg def te Afrique moom dafa am problème bu yàgg ndax xam nañu ne coup d'état yi bari na fi et kenn du cautionner coup d'état waaye yenn saay dañuy seet dëkk fan lay tollu et on nous dit tout naturellement que
si observation yi ñu am mooy que ne dañuy trouver des solutions yu nga xamante ne du bokk ñii mën nañ ñëw def coup d'état ñii ñëw armée ñëw jël nguur gi et cetera mais li ëpp solo mooy daal ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax peuple malien bi ndax suñuy naataagoo lañu suñuy xarit suñuy mbokk lañu ndax dëkk yi moom askan wi dañuy demalante que ñëwalante am na ay sénégalais yu dëkk Mali am na ay maliens yu nekk fii donc on est un pays frère donc di ko mettitlu bu baax di ko mettitlu vraiment. crise bi am sa Mali dafay laal fànn yëpp Soulaye Ndiaye nag di ñaan jàmm dellu si fépp tey ñaax yeneen réew yi ñu moytu bu baax ndax li xew si Mali mën na xew fépp. waaw metti na embargo moom kenn bëggu ko ndax sa peuple day tax lu bari lu mu daan am di ko soxla pour dundam am solo du demati ndax léppay taxaw day ma ni dañ lay xoj donc loolu dadul yoon. du yoon embargo moom mësuñu ko bëgg donc metti na mais am naa yaakaar ne solution war na mën a am waxtaan war na mën a am te peuple bi tamit maliens yi wax nañ ñoom lan mooy seen kàddu donc dama yaakaar ne rek mbir la mu nga xamante ne sur le plan politique parce que ñun ñu ngi ci domaine u art dañuy observer man activiste culturel la ça veut dire que dañuy nekk ci terrain bi tam waaye en même temps nekk waykat bu nga xamante ne ay wayam dafa bëgg di participer au réveil di fàttali nit ñi li nga xamante ne dañu ko bokk te waruñu koy fàtte suñu diggante te le cas de Mali vraiment il faut que ñëpp jàpp si ñëpp jóg ñëpp waxal ko ndax doomu aadama rek kenn waru ko jaay doole donc te duñu ne jaay doole la bu nga xamante ne c'est pour détruire le peuple mais am nañu yaakaar ne lu ci mënti am parce que mënoo xam lépp waxtaan daal moo gën te vraiment ñu ngi koy metti lu embargo moom baaxul ci kenn baaxul ci dara. waykat bi di wéy di fësal cofeelam ci réewum Mali waaye di ñaan kilifa yi ak doomu réew mi tamit ñu taxaw waa Mali ndax Sénégal ak Mali benn lañ. alors day metti pour le peuple malien waaye peuple bu am jom la peuple bu am dignité te xam na aussi lan la bëgg a def ndax dañu toll fu nga xamante ne ñëpp ñu ngi bàyyi xel léegi ni ñuy yoree réew muy xale yi surtout benn conscience citoyenne et engagement citoyen bu nga xam ne def naa yëngal na ay nguur yu bari ci àddina bi donc lenn moo am solo jéem nañu embargo peuple malien bi wane na boppam nan taxaw te déglunte te créer benn cadre bu waxtaan bu leen mën a permettre vraiment li ñu bëgg a def peuple malien bi mën ci gis boppam parce que loolu moo am solo décideurs yi lépp lu ñu décider peuple bi leen fal wala CEDEAO lépp lu ñu waxal peuple yi dañu war a ànd ak peuple yi di déglu seeni priorité lan mooy seeni bëgg-bëgg ñu leen siy jàppale ndax ñoom ñëpp boo leen dajalee ku nekk am nga benn dëkk boo jiite donc je me dis que tey diggante Sénégal ak Mali dafa war a gën a rafet ñun xam nañu ne situation la bu nga xamante ne sur le plan diplomatique mën na créer beaucoup de difficultés. ci fàttali nag ba CEDEAO tegee daan yooyu Mali si ëllëg si la Guinée génn ne moom du wéy si ndogal moomu moom mu ngi jàppale réewum Mali ba tax na du tëj ay frontières am waaye it du daggal dara si jënd beeg njaay mi am si digganteem ak Mali. mbokk yi li ma fi jotoon ruus ci ay xibaar sant ak gërëm ñeel na leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme